hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram comme ni mu ko waxee léegi TikTok Snap Twitter nekk na loo xamante ni maintenant moom la jeunes yi jël ngir informé wu fi jamono toll moo tax fi mu ne nii information yu court clair et concis moom la gars yi di choisir pourquoi ci yenn ci réseaux sociaux yi ndaw ñi taamu leen benn sondage bu am solo moo génn moo tax ñu samp ci ak waxtaan surtout ak ki nga xamante ni mooy Arthur xam-xamam màcc ci mbirum réseaux sociaux yeeg mbirum digital mu expliquer ñu ko pourquoi ndaw ñi di gën a intéressé wu ci réseaux sociaux yi surtout ci jamono ji di informé wu ndaxte ñu ci bari dañu yaakaaroon ni ndaw ñi jamono ji duñu informé wu pourtant dañuy intéressé wu bu baax ci information acca dañuy wax ci benn étude bu génn France buy wone ne contrairement à ce que les gens pensent en 2021 les jeunes s'intéressent beaucoup plus à l'information lu ñu war a njëkk a comprendre mooy comportement nit ñi globalement dafa changer dû à 4 choses benn bi mooy internet beneen bi mooy outils yi ñuy utiliser pour connecter wu mooy portable yeeg tablette yeeg ordinateur yi beneen bi moom mooy plateforme yi ñuy nekk mooy réseaux sociaux yi par exemple beneen bi bu mujj bi moom mooy contexte sanitaire bi boo xamante ne boobu tam dafa gën a accélérer le fait que les gens soient très connectés jeunes yi temps bu ñuy toog devant une télé dafa wàññeeku mais ça ne veut pas dire que seetaanatuñu information juste que information bi léegi ñoo ngi koy jëlee ci plateforme yu ñuy gën a nekk mooy réseaux sociaux yi média bu nekk dafa am ay cible yooyu seen comportement changé na donc naturellement médias yi dañu war a adapté wu médias yi dañu war a adapté wu ça ne veut pas dire que dañuy jël seen contenu yi ni ñu koy jàllale télé balancer ko directement ci réseaux sociaux yi non réseaux sociaux yi dañoo am seen réalité soo fa ñëwee da nga fay fekk lu ñuy woowee content choc ça veut dire que il y a plus de contenu que de temps disponible pour tout regarder content choc boobu noonu moom moo waral contenu yuy gën a dox ci réseaux sociaux yi mooy lu ñuy woowee ay snack content snack boo xoolee moom mooy lekk boo xamante ne lekk bu sew sewaan da nga koy lekk vite fait dem sa yoon léegi snack content mooy contenu bu gàtt la boo xamante ne da nga koy consommer rapidement nga dem sa yoon snack content yooyu boo xoolee moo ngi commencé populaire. wax na dëgg snack content fi mu ne nii mi ngi commencé populaire ci yenn site d'information yi ba ci télévision yi gisoo ñun fii ci télévision Futurs Médias ñu leen di proposer li xew ci internet lu court clair concis loo xamante ni li ñu duppee snack content la prétexte bi mooy ndaw ñi fi mu ne nii dañu taamu réseaux sociaux yi ngir informé wu contenu du ñàkk. moo tax ñu ci bari du leen ci suivre ñun nag jiitu nañ leen ci li ñu duppee social TV la ñuy def waaye lépp loo xamante ni luy jàll ci réseaux sociaux yi jar na ñu koy vérifier moo tax ñun chaque jour dañuy bàyyi xel li ñu duppee fact checking am na benn photo site d'information yu bari reprendre ko gis ngeen ko nii ñu ne benn sénégalais la Djibril fële ca Valence la nekk ca Espagne mu for xaalis bu takku daal di koy delloo police ñu dem laaj ko ay kayitam amul ñu delloosi ko. nan la ñuy vérifier genre information yi defoon nañ ko fii ci début bi ñuy démarrer il y a 2 ans ngir wan leen nan la ñuy vérifier yenn photo yi mais surtout ni ñuy changer contexte yi baax na Veracity mi ngi nii ak li ñu tuppee image renversée ku nekk am nga ko sa téléphone mais sinon nga télécharger ko ñaari plateforme yi day tax nga vérifier yenn image yi nga xamante ni créé na ay doute wala ñu changer contexte bi loolu comme ni ngeen koy gisee nii da ngeen di télécharger application yi ngeen dugal photo bi wala information bi ci boppam surtout photo bi ndaxte loolu lay vérifier ngeen xam ni site yi ci bind yëpp di ngeen ko mën a gis surtout mu alerter leen wax leen lan moo tax information boobu dugg ci internet mais surtout lan moo ciy wér ak lan moo ci wéru photo bi am na mooy photo bu réel la mais l'histoire a été déformée mi ngi noonu loolu mooy ci xibaar bi histoire bi dañ ko déformé te pourtant photo bi lu am la photo bi nag li taxoon contexte bi mu dugg vérifié nañ ba mu leer benn site d'information fële ca Espagne moo ko préciser que ni police espagnole bi moo delloo koppar kii ñu duppee ki ñu wax Djibril la te pourtant amaguñu information ni Djibril mais nit ku ñuul la rek koo xam ne émigré la dafa perdoon xaalis maanaam dafa réeraloon xaalis dem déclarer ko finalement ñu gis ko daal di ko koy delloo loolu la mais information bi ñu ci def amul donc loolu ñun ci émission bi dañuy expliquer teg yéen war leen application plateforme yi nga xam ne mën nañ koy utiliser di ko jëfandikoo ngir ngeen vérifier yenn information yi ci li xew ci internet mën ngeen def seen ay tests wala maintenant boo leen amee information yi leen leerul wala image yoo xamante ni gis ngeen dañ ko détourner wala ñu changer contexte bi Veracity mi ngi ci wala image renversée muy permettre ngeen vérifier lii di information yi. bu ñu jógee ci loolu ñu jàll ci actualité bi def buzz ci week-end yi muy mbirum Diary Sow
borom Je pars livre bi nga xam ni bind na ko moom mi nga xam ne jël na ñaari yoon meilleur élève du Sénégal defoon fii réeroon fii mu créé fi woon émoi ci dëkk bi yëpp ñëpp di ko seetandoo ensemble génn na nag def benn interview ngir annoncé livre am bu bees bi internautes yi tamit fi mu ne nii ci week-end bi ñëpp daal dinañ koy ñenn ñi d'accord nañu ñenn ñi d'accorduñu mu créé polémique moom nag li mu wax mooy je cite je vous emmerde li tax nag mu wax loolu mooy préciser na que ni ñi ko doon ŋaññi wala ñi ko doon sànni xeer ci jamono yi nga xamante ni ñi ngi ko doon seet wala bi mu fàqee mën nañu ko defee noonu moom ñenn ñi comprendre wuñu ko woon mu def ab tweet daal di préciser li tax mu wax ju ni mel en tout cas internautes yaa ngi ci créer polémique wala ku nekk ngi ci joxe sa réaction ci réseaux sociaux yi. min ngeen hashtag bi sunu net la Facebook live YouTube live même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité dem ci suñu plateforme yi commentaire joxe seen ay message gis ngeen message yi nga xamante ni dañ koy jot saa su ne ci bu émission bi di jàll même avant wala après ñu jaar di koy jàllale en temps réel li ñuy duppee Social TV Youssou Ndour son bu bees bi mbalax album bu bees bi nga xamante ni def na buzz tendance bi yéeg ci réseaux sociaux yi ci week-end bi biñ ko annoncé ajjuma mu génn ajjuma ci ngoon ay 15 heures et quelques yooyu gis nga ni diggante YouTube ak léegi xam nga ni tendance yi day feeñ actuellement ni moo nekk ca kaw ci tendance yi fi mu ne nii xam naa fin de semaine bi dinañ fi ñëw expliquer waat leen ne leen moo jël am na déjà 1 million et quelque ndaxte mi ngi ci yoon bi boo leen xoolee sénégalais yi jël nañ ko ci jël bu neex ñëpp a ngi koy partagé ci suñu plateforme yëpp démb surtout interview information bu am solo bi mu joxe ak ca grand jury internet yëpp a ngi koy partagé ñëpp wane ni ñu ngi koy xaar ci grand bal ak événement yu mag yi nga xamante ni annoncé ne ko moom Youssou Ndour yàlla guddal fanam. question yi tamit ci émission bi la bokk mooy image cachée réponse yi nga xam dañ koy maye ñu ci profito di ci maye ay cadeau ak suñu sponsor officiel moom Djily CSB d'ailleurs Djily bokk na ci ñuy sponsorisé album Youssou Ndour bi da koy maye donc dañ ciy profito waale internet yi ñu choisir mu jëli loom ñu joxaale la album Youssou Ndour bu bees bi moom Djily CSB di ko jaajëfal ci kóolute gi ak surtout nu mu wóoloo émission li xew ci biir internet. am na image cachée bu ñu fi bàyyi woon gis naa ni ñi ko trouvé bariwul de image cachée bi réponse bi moo nekk madame Amsatou Sow Sidibé professeur Amsatou Sow Sidibé moom la ñu jëloon image cachée gis nañ ni dafa njuy internet yu bari ndax ñu bari dañoo jàdd gauche ñii naan Penda Mbow ñii naan joxe ñeneen tur gis naa message yëpp waaye bonne réponse bi professeur Amsatou Sow Sidibé la nekk xam-xamam màcc ci mbirum yoon bi surtout di am taxawaay bu am solo ci mbirum politique fii ci Sénégal. am na image cachée bu ñu leen indiwaatal ci la ñuy profité di ci maye cadeau yi kan moo nekk ci ginnaaw image bi bu dee góor la wala jigéen nga bëgg mayo mën nañ la yóbbu ci kaay solu ñoo ma defaroon mayo bi mayo France la defar nañ ma mayo Sénégal kaay solu ay jeunes la yu ndaw ñoo xamante ni ñi ngi ci dëkk bi di góorgóorlu di participer ci développement réew mi ñi ngi ci internet bi waa kaay solu mën nañ leen ci choisir ñuy trouver ci bonne réponse bi ñu dem kaay solo wala ñu dem ci Djily CSB jël seen ay loo kan moo nekk ci ginnaaw image bi ngeen gis noonu continuer leen commentaire hashtag bi sunu net la Facebook Twitter Instagram même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité di joxe seen ay bonne réponse noonu la ana jeu bi perroquet bi de ba tey gars yi trouvé guñ ko dañ ko fi bàyyiwaat ba suba moom dinaa choisir ñaar ñu ñëw dem ci kaay solo wala ci Djily CSB ci perroquet bi mais am na internet bu ma envoyé léegi Pape Samba benn comprimé dama leen di bàyyi ngeen commentaire ci tablette comprimé bi ñu xool bu baax ñoom ba xam ban lañ ci choisir voilà mi ngi nii si tu devais te contenter de 3 comprimés par jour ce serait quoi de ta dop ban la ci muy Facebook Instagram gis naa Safari Google WhatsApp Pinterest Facebook TikTok ainsi de suite Snap maanaam ci réseaux sociaux yi yëpp ngeen di gis nii plateforme yëpp ban ngeen ci choisir bu doon yéen la continuer leen commentaire même bu émission bi jeexee ak Pape Cheikh Midi Plus def leen hashtag Midi Plus sunu net Facebook Twitter Instagram nii la c'est interactif yu ci bari yéen internautes yi yéen ñu koy partagé ñu daal di koy jàllale am na solo président Macky Sall actuellement ma nga ca France ca 75e anniversaire bu UNESCO bi président yu bari ña nga fa moom tamit vidéo bi def na buzz ci TikTok bi. nee naa leen na xel yi dal nee naa leen laata may jot réew mi sax mënuñu maa xoqatal ginnaaw tey bi nga xam ne yor naa lépp comme
voilà gis naa xale yëpp di ko partagé ci TikTok bi président Macky Sall nekk fële ca France actuellement doon dajeek sénégalais diaspora yi doon defaale campagne mën nañ ko waxee noonu ci waajtaayu élection locale yi ñu jëm. am na beneen président boo xamante ni tamit vidéo bi wër na réseaux sociaux yi wër na àddina muy Ali Bongo président bu Gabon. vidéo bi tamit ñëpp a ngi koy partagé moom tamit ca France la nekkoon Emmanuel Macron daanaka moo ko protégé ndax da doon waaj a daan acca. mi ngi noonu vidéo yi ci bëri dañ koy partagé actualité li ñuy profité fi mu ne nii président africain yi ña nga fële ca France ca 75e li ñu duppee anniversaire bu UNESCO mu dajale jàkkaarloog Emmanuel Macron commentaire internet yëpp gis nañ ko nii la ci noonu d'ailleurs lañ leen di tàggatoo jox leen dig daje ba suba continuer réagir même bu émission bi jeexee wax nañ ngeen commentaire joxe seen commentaire joxe seen xalaat joxe seen réaction ci suñu plateforme yëpp Facebook live YouTube live wala Instagram live jaajëf El Hadj di nuyu bu baax encore une fois sa invité yooyu li ngay waxtaanee am na solo trop. Voilà, merci Mamadou Ndiaye et puis on demande aux internautes de ne pas oublier aussi suñu hashtag Midi Plus sur les réseaux sociaux. À demain. À demain inchallah. jaajëf.